woni mawɗo mi seetim nde weteɗo ala siwana allahu mi seetim say ko alhasan bakkeruhu ko o nelaɗo allahu ngare tawe ɗon juulungu ngare tawe ɗon moƴƴe. ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi suivre chaîne bii di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi te nag dañuy wax ci mbiru faux prophète yi mbir moo xamante ni léegi dafa dem bu nduru tendance ci biir réew mi bu ñu remonté rek ci lu yàggul dara am na ñu fi doon wooye seen bopp yonent yàlla cas biñ ci mujjoon traité mooy bu Zeyda Zaman bi nga xamante ni moom stratégie bi mu jëloon mooy di xuuxalaate di tiital jaam yi déguisé wu mel ni kuy simb gaynde mais bi gars yi jugee ci ay mbiram réglé na wàññi yam daan def. bi yoon itam beneen secte la bu ñu naan Mbakkeeru nekk ci benn village bu naan Saare Ngagne bokk ci commune bu naan Mburuku féetee ci département bu Médina Yoro Fula ca Kolda. wota kuleeti wona Allah wota leweeti wona Allah wota kooreeti wona Allah. li tax sujet bi ñoruñu mooy benn ñoom wootewuñu tarixa parce que ñëpp xam ngeen ne gannaaw yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam bari na ay tarixa yu judd ci ginnaawam li na ci tarixa ci àdduna bi te ñu tënku ci diine l'islam kenn xamul nu mu toll mais tarixa yi lu ci bari ponk l'islam yi niñ ko santaane lañ koy defee sant yàlla ak julli ci yonent bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rek la ñuy def mais ñoom secte bii nii tënkuwuñ ci l'islam ndax dañoo soppi téere alquran ne bu ñu julli sax ci pël lañ koy defee yamuñ ci dañuy sax dindi turu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam teg fa seen turu maam loolu lépp daan ci ñëw ñaareel bi ñu daal di woote ab yonent daañu revenir ci vidéo bi rayante gi doxoon seen diggante ba police am ci yoon parce que seen secte bi yàgg na existé am na lu ëpp ñaar fukki at xëy na tey jamono fi mu toll ak réseaux sociaux yi moo tax ampleur bi gën a rëy mais secte bu yàgg existé la mais li lépp nag du bett ñi nga xamante nii ñoo ngi anticiper ci li ñëw ëllëg parce que yi ñuy gis nii yëpp misaalu mu jub jamono la ndax boo jëlee ci diine islam benn ci mandarga yi nga xamante ni wax nañ ko ni mooy firndeel ni àdduna mi ngi waaj a tukki mooy ñëw dajal ci kaw suuf moowu dajal buñ ko tekkee ci wolof mooy kuy woote lu mu newul léegi moom dajal borom benn bët bi le faux messie bi nga xamante ni moom day ñëw ne mooy yonent yàlla Insa bi nga xam ni dafa war a dellu siwaat alors que du moom c'est faux dajal boobu noonu dafa am ay soldats ci kaw suuf soldats am yi mooy franc-maçon yi soldats am yi mooy illuminati yi soldats yi mooy secte yu dangereuse yi nga xamante nii moom ngeen di dégg chaque fois te ñu noot àdduna bi taalibe dajjal yi mooy faux prophètes yi ñuy gis chaque jour ñuy woote maqaama goo xamante nii amuñu ko moo tax lu ci mënti am rek nañu jël suñu temps analyser ko ci dal ak tey ba démasquer jaamu seytaane yi nga xamante ni ñoom alaku nañ ba noppi bëgg nag wut ku ñu yóbbaale jahanama loolu war nañ ci bàyyi xel bu baax a baax. ngon laawol ngo moƴƴiranɗa moƴƴuɓe ma ɓeen moƴƴuɓe ma ɓe gonaɓe looɓanɗa ɓe majjinɗa. balaa ñu ñëw ci pratique yi nga xamante ni secte bii di Mbakkeeru ñi ngi koy def dañuy leeral d'abord fu mbir yi tàmbalee maanaam benn rappel historique pour que sénégalais yi xam ñii ñooy ñan ak seen mbir yi kañ lañ ko tàmbali. li doomi aadama yi war a xam déjà mooy ki sanc secte bii nii di Alassane Mbakkeeru Laye Baba Diine cosaanuwul sax ci village bi ñu nekk actuellement muy Saare Ngagne loolu aussi baax nañu préciser ko parce que ñu bari ba ci sax yenn suñu médias yi ñu ngi def erreur boobu noonu moom cosaanoowul ci village bu ñu nekk actuellement muy Saare Ngagne ki ko sos di Alassane Mbakkeeru Laye Baba Diine mi ngi bàyyeekoo ci benn village bu naan Kabada nekk ci région bu Sédhiou foofu la jàngi alxuraan ba mokkal ci kuñ naan El Hadji Mamadou Diop par la suite kenn xamul dafa amul lu mu doon wérd ay turu jinne wala dafa duggoon xalwa ba dem ba ni sax moom dafay ber diine boppam parce que seytaane am na benn melokaanu saay-saay boo xamante nii boo tënkoo trop ci diine wala nga nekk ci yoonu njub dafay am nu mu lay feeñoo ràngati la daal di lay jay ba ni la yow est-ce que xam nga ni ab yonent yàlla nga dangaa war a sauver jaam yi loolu dal nay boroom xam-xam yu baree bari léegi yow bu fekkee ni pareegoo ci wàllum iman sa tàggat ci wàllum diine noppeeguñ ci yow libéré guñ la da ngay tomber ci piège u seytaane yaakaar ni yàlla moo la feeñu jox la ab mission alors que liggéeyu seytaane la moo tax bépp doomi aadama bés bu yàlla sàkk war na di muslu ci seytaane ak i pexeem loolu moo dal ki sanc secte bi nga xamante ni mooy Mbakkeeru léegi moom Alassane Mbakkeeru Laye Baba Diine ba mu nee yàlla da ko feeñu jox ko benn mission ci la gàddaay dem ci village bi nga xamante ni mooy Saare Ngagne nekk ci région bu Kolda seytaane topp ko rek di ko jay ba benn tabaski seytaane ne ko rayal sa benn doom bu góor mu daal di sàkkal pexe doomam bu góor ray ko def ko sacrifice seytaane santaat ko mu sacrifié waat beneen doomam
doomam boobu nag mu naroon sacrifier pour la deuxième fois moo lànk ba tëdd ci suuf ci la ko doomam boobu rayee ba jotoon nañ ko tëj kaso. leneen aussi li mat a leeral mooy ñoom seen famille bi ñuy gàddaay di dem ci village bi nga xamante ni mooy Sarengagne fekkoon nañ fa ñeneen ñoo xamante ni ñoom ci diine l'islam lañu tënku parce que ki nekk actuellement xalif secte boobu noonu di Thierno Daouda Mbacké Riou ci benn interview nee na Alassane Mbacké Riou Laye Baba Diine moo sanc village bi alors que loolu lépp dara mu ci ñoom sanc ñu village boobu noonu dafa am ñu fa fekkoon ñoo ñu tënku ci benn diine muy diine l'islam. D'ailleurs loolu créé woon na fa problème bu rëy a rëy ndax bu ñu ñëwee ci village bi di Sarengagne bëgg a adopté beneen diine boo xamante ni bokkut ak diine l'islam bi nga xamante ni lu ëpp ci dëkk ba ñu ngi koy pratiquer dafa amoon ñu taxawoon temm pour jàmmaarloo woon ak ñoom xeex yu métti amoon fa ay doomi aadama ñàkk ci seen bakkan ñu bari ñu tëj leen ci kaso. loolu aussi benn histoire la boo xamante ni baax na ñu leeral ko parce que ñoom ay nitu fitna lañ moo tax ñu war a teel a jóg seen i mbir balaa muy wees wala mu dem ba ëppi loxo. ndax ñii bu ñu demee ba am doole ba formé wu nekk des milliers de personnes dañuy def benn campagne de colonisation dañuy jéem a noot village yi leen wër yëpp donc bu ñu bàyyee benn secte boo xamante ni ñoom ay nitu fitna lañ ñuy propagé wu di conquérir ay village di noot ay askan problème bu rëy a rëy moo nar a am ci sud du Sénégal te loolu nañ ci bàyyi xel. léegi particularité secte bi mooy li leen di màndargaal mooy ñoom dañu ne. lan moo tax diine l'islam ñu ñuy forcer bu ñuy jaamu yàlla ñu koy wax ci arab par exemple boo julli saaru alquran yi ci arab nga koy wax ñoom ñu ne lan moo tax loolu newul obligation ci la ñu ne ñoom dañuy créer seen alquranu bopp ci pulaar boo xamante ni sax ñoom dañ koy codé ba boo ko bëggoon toj firi baat yi faw mu am ko la ci jàppale.